asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yaay safoo Bernde ñu dellu si waat ak yéen si seen émission tey nag dañ leen di indil brochette yoo xam ne c'est fait à base de viande hachée defoon nañ ko fi mais beneen façon tey dañ leen di indil di boole ko nag ak ceeb ak yooyu donc lii nag moo siy dem pour kii bi pour viande hachée bi boulette bi dafay nekk maanaam dañuy soxla viande hachée boo munti am maa ngi fi yore boo xamante ni bu nag la boo jëlee mélange nag ak xar mooy dàqati sax far donc ñu am fi comme ni ngeen ko gisee nii suñu ay herbe yi nag bu si nekk dina dem si ceeb bi dina dem aussi si kii bi si boulette yi ñu daal di fi amee aussi aneth moo nekk nii de yu bu wow bi lañu am bon loolu dinañ si delloo si waat après ñu yor fii aussi tuuti loo xamante ni moo nekk suñu ay épices mu nekk poobar yor fi xorom yor fi dosure nutritionnelle nga xam ne c'est optionnel yor nañu aussi suñu épices yeneen yi nga xam ne day nekk paprika fumé yore fi aussi tuuti cannelle loolu tam c'est optionnel ñu yore ail en poudre oignon en poudre yore tuuti basilic muy basil yore aussi tuuti thym mu nekk thyme yore aussi curcumin du ma ko bàyyi ginnaaw ñu yore aussi tuuti kaani nga xam ne c'est optionnel ak aussi laaj bu tooy bi yeneen fi gis aussi ñu amee fi laurier ak citron bu wow donc loolu si ceeb bi la jëm incha allah ñu yore fi aussi tuuti farine de coco ku nekk farine bu la neex rek pour kii bi boulette bi ngeen gis fi ñu amee fi suñu diw ñor ak suñu huile de coco donc ñaar yi c'est optionnel ku nekk diw bi nga am ngay utiliser ngeen gis aussi ñu yore soble yore ay variété kaani yore aussi yii nii kaani genre kaani salade la mais beneen façon la ak aussi kaani salade yore fi tamit citron tomate fraîche donc daal di amee fii suñu ay vinaigre donc am nañu bu balsamique bi am fi bu weex bi ak citron ngeen gis fii ñu am fii aussi graine de sésame donc loolu noonu pour sauce bi ànd ak ceeb bi la après dinañ si ñëwaat incha allah du ñu def rek lu dul daal di ànd ak yéen si waañooy bismillah. voilà gis ngeen fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw commencer pour defar suñu kii bi boulette yi donc gis nga nekkul boulette yoo xam ne dafa conventionnel comme ni ñu tàmm di defee boulette bii dafay nekk beneen façon daal gis nga ma dagg ni soble dagg moo nekk nii dagg aussi tuuti poivron maa ngi jël tuuti sama kaani tëmbal muy kaani xeeñ donc damay dagg tuuti rek ku nekk yow yaay xool dama ko bëgg a jox goût aussi donc il faut ñu jouer si goût yi muy flavor bi daal donc dama koy dagg ba mu sew su ma paree daal di jël aussi sama herbe yi dagg donc li may def mooy persil ak kii ak naana ñoom ñaar laay jël daggate ko boole ko dagg ko ba mu sew après nag léegi ñu wan leen voilà gis ngeen daggate nañ ko nii ba mu kii ku bëggul def étape bi ak sa loxo mun nga koo dëbb par exemple mais du doon nga mel ni comme kuy def roof mais du mokk rumbax sinon rek dafay changer yépp parce que tey jii bëgguñu muy mokk rumbax dañu bëgg affaire yi di réer ak a feeñ si biir donc pare nañ ni damay daal di jël soble bi ma daggoon ak kii bi ak poivron yee kaani bi ma jël ko fii gën ko kii rek chop tuuti rek nga xam ne dama koy gën a daggate tuuti pour mu gën a fin après ñu daal di commencer nag incha allah bu ñu ñëwaatee ki yéen di ngeen gis ñu def ko ci suñu récipient daal di commencer defar ndawal li aussi nga xam ne dañuy commencer rek defar kii bi ingrédients yi nga xam ne ñoom ñooy jëm ci boulette yi incha allah bala ñu koy lakk. voilà gis ngeen def nañu suñu kii bi suñu herbe bi ak naana bi muy suñu persil ak naana ak suñu soble ak poivron yee kaani bi léegi nag dañuy commencer def suñu kii yi suñu épices yi donc ma commencer par paprika bi nga xam ne dañ ko fumer gis nga daal di def tuuti ail en poudre def aussi tuuti cannelle mu nekk cinnamon tuuti rek laa si def nga xamante ni dafay réer ak a feeñ ci biir voilà gis nga ma def sama herbe muy basilic
def tuuti kaani parce que xawma kaani bu kii bi bu tëmbal bi ndax saf na ou pas donc ma jël sama oignon en poudre def si jël sama cumin def ci daal di jël sama curcumin def si lenn li dama koy wàññi pour tuuti aussi si ceeb beneen façon bi nga xam ne moom laay décorer incha allah ñu jël tuuti thym aussi def ci biir daal di jël poivre noir muy black pepper jël aussi suñu levure nutritionnelle muy nutritional yeast donc boobu aussi c'est optionnel ma daal di jël tuuti si beurre wala diw man diw ñor bi laay jël def si comme sama kii bi ndawal bi ma amee nekkul bu gras carrément parce que sinon rek su fekkee amoo matière grasse bu bëri si biir ndawal li maanaam mu bëri graisse tuuti soo defee kii bi nuñ koy waxeeti soo defee boulettes yi ba dugal ko si bant yi pour saaf ko li ngay risqué mooy da nga koy def rek mu daal di wadd donc loolu la ñuy jéem a éviter moo tax ñu def tuuti aussi tuuti kii beurre wala lu bu dee diw nga yore wala loo munti yore après bu ko defee ñu daal di ñëw mélanger yëpp dañ koy daal di mélanger yëpp après ma daal di siy def tuuti kii bi farine bi ku bëgg nga def chapelure wala affaire yooyu mais man tuuti farine rek laay def juste pour nga xamante ne dina ma teel affaire yi bu baax a baax incha allah. au fait ñu def voilà bi naroon naa ko fàtte mu nekk suñu aay bi laaj bu tooy bi nga xam ne dañ koy dëbb tout le temps gis nga dama si def généreusement nag quand même parce que il faut mu am goût loolu sax donc léegi dañuy daal di ñëw mixer rek comme juste rek ni ñuy mixer bu leen fàtte toujours paume des mains kii fingertips mooy sa catu baaraam yi après donc noonu rek ngay mixer bu ko defee ndawal yi du daal di dëgër après voilà gis ngeen suñu bant yaa ngi nii ku fekk ni bu fer bi ngay utiliser lii du si jar mais comme bant laay utiliser il faut ma xooj ko bu dul lool rek boo ko defee si kaw gaz bi wala si sa barbecue dafay daal di lakk yépp donc na nga koy xooj lu mu gën a yàgg bon mu gën a baax man fi mu nekk nii xooj naa ko fii à peu près peut-être 30 minutes yooyu léegi nag fi mu ne damay daal di commencer gis ngeen commencer nañ defar nii suñu brochette yi bu ngeen xoolee damay jël rek daal di koy def comme kuy defar par exemple defar boulette nii ma jël ko sausage sax laa war a wax léegi nag daal di dagg tuuti nii pour mu juste lii c'est optionnel c'est juste pour ma mun a xam bu si nekk nu muy doy gis nga su ma defee nii comme xam naa ni brochette bu nekk bant bu nekk ñett laa siy def donc nii laay def ñett yi nii nga xam ne su ma paree après dama koy jël rek daal di koy former def ko kii bu xaw a oblong tuuti rek du doon ronde carrément comme boulette nu muy mel mais mu xaw a gudd tuuti gis nga nu muy def nii gis nga mu ngi nii donc dañuy daal di ñëw rek continuer incha allah bu ko defee bu ñu ñëwaatee ak yéen ñu wan leen produit fini bi nu muy mel après nga xam ne dañuy daal di dem rek jubali directement si gaz bi comme ça ñu lakkee ko foofu tey voilà gis ngeen commencé nañu lakk nii suñu brochette yi léegi nag lakk bi fii dafa am astuce soo ko tegee 30 secondes après da nga koy tourner ci beneen sens bi soo ko tourner bu ko defee côté yëpp mun a jàpp bu dul loolu rek soo ko defee boo koy yëkkati mu di la topp donc dañuy def bu ñu defee 30 secondes rek ñu tourner beneen sens bi comme ça sens yëpp bu ñu jàppee ba pare ba nga xam ne am nañu marqué yi bu ko defee nag nga daal di koy bàyyi muy togg ndànk sinon rek boo ko deful benn côté bi buy pare rek beneen côté bi di commencer rëcc bu ko defee ndawal li commencer deñ carrément ngoog après ñu yeggali nag daal di ñëwaat ak yéen wan leen yi nga xam ne defar nañ ko ba mu pare nag léegi bu ko defee ñu daal di ñëw jublu incha allah defar ceeb bi après daal di ñëw defar sauce bi muy àndal aussi. voilà pour suñu ceeb bi nag mu ngi nii dañuy def rek comme d'habitude ni ñuy defaree bu fekkee ni dañuy togg ci le riz basmati donc dañuy jël ndox nii daal di koy daal di koy baxal léegi dañu xoojoon nag ceeb bi xooj nañ ko pare lu mot ay 2 heures de temps yooyu noonu léegi dañuy daal di ñëw rek def ci ceeb bi nii bismillah ci biir cin bi suñu paree daal di siy def suñu xorom donc bàyyi ko mu daal di bax ak moom ba nga xam ni c'est à presque 80 wala 95%
le riz est cuit ñu daal di koy génnee bu ko defee nag ñu daal di mën a ñëw commencer nag pour def ko jox ko couleur verte bi ñu doon wax noonu. donc damay defar ñaari façon benn bi dama koy bàyyi mu nekk couleur verte beneen bi ma bàyyi ko mu nekk bu am safran tamit comme ça ku nekk yow yaay def rek li ñuy wax ne tànn sa bu la neex la rek et puis côté esthétique aussi daf siy rafet ba bëgg a dee. voilà gis ngeen ceeb bi pare na fi mu nekk nii pour ñu dindi ko gis nga boo gisee kii bi nu mu mel nii bu commencé ñor rek gis nga dafay doubler longueur bi dafay gën a gudd laa la wax ni day doubler donc moom moo lay wan ne affaire bi pare na li ñuy def mooy dañ koy daal di seppi rek daal di ñëw bu ko defee ñu daal di defaat ko ci même cin bi mais dañuy xaw a rosi yenn affaire ba pare comme ay soble yeeg yooyu yi siy dem avant ñu koy sóor nag léegi incha allah. ku mu neex étape bi mun nga ko sauté mais boo ko sauté li muy def mooy day tax ceeb bi ni muy oyofee amidon bi ci nekk lu bari de lii moo koy dindi donc gis nga ceeb bi au lieu mu nekk ceeb boo xam ne dafay dankaliko da ngay gis day neex a tas carrément lu nekk mun na ànd ak moom. loolu mooy différence comme par exemple bu ñu doon togg ceeb suñu ceebu dëkk par exemple Sénégal noonu nga xam ne dañuy def comme ñun ni ñu xamee ñankatang ak yooyu bii nag loolu mooy différence am. voilà gis nga même cin bi laa jël pour ñu def ci suñu kii bi nga xam ne léegi damay def suñu huile de coco bi gis nga léegi fi mu nekk nii def nañu suñu huile de coco wala ak suñu diw ñor muy maanaam diw boo am bu fekkee beurre nga bëgg a utiliser ko wala diwlin boo am rek nga utiliser ko léegi damay jël suñu kii bi nga xamante ni dañ ko yi ingrédients ñoom ñooy dem ci ceeb bi muy maanaam soble dama ko daggate ba mu sew tuuti rek laa ci def ma jël suñu dil muy aneth dama ko jël ma fejet ko moom aussi gis nga fii tuuti ñu am fi tuuti naana menthe moo nekk nii ñu yore fii aussi tuuti persil boo xam ne dañ ko fejet tamit donc aneth baa ngi nii léegi ak tuuti kaani rek dañuy daal di rosi kii bi soble bi bismillah soxlawuñu mu doore dañ koy laxal kese gis nga ma daal di jël tuuti laaj rek def ko ci automatiquement gis nga su ma paree ma jël aneth bi muy dil ma def ko ci kii bi ci cin bi moom tamit parce que daf may dimbali ci couleur verte bi léegi nag pour wax leen tuuti ci dil li ñu gis mooy dafa am dafa am calcium bu bari bu ci nekk calcium mooy maanaam li ñuy fekk ci ay meew ak yooyu nga xam ne dafa baax ci yaxu doomu aadama bari na manganèse ak fer tamit bari na tamit nekk na benn antioxydant boo xamante ni li nekk ci moom antioxydant mooy maanaam yi nga xamante ni daf lay aar ci sa wér gu yaram ak aussi flavonoïde mooy comme li ñuy gis ci bleuets yeeg yooyu donc loolu tamit bari na ci te aussi anti-inflammatoire la tamit donc maanaam bu fekkee ni da nga ko lekk nga gaañu day dimbali ci ay néeweek affaire yu demee ni ki noonu donc mu ngi noonu daal moom tamit ak yeneen yu gën a bari mais yooyu lañ ci gën a ràññee fi mu nekk nii moo tax ñu ne woon nañ leen ko baaxee bu ko defee ñu mun a yeggale encore donc bu tooy beeg bu wow bi yépp même chose la léegi damay daal di ñëw rek def bu wow bi ci biir parce que bu tooy bi soo ko teelee def dafay daal di lax donc doo am couleur bi nga soxla donc bu wow bi laay jël def ci tuuti ku nekk rek yaay xool quantité bi nga ciy def moom maanaam dafay dépendre ci ni nga bëggee ceeb bi verte donc loolu la ñuy def ku ko amul par exemple mun nga yem ci naana ak sa persil su fekkee amoo naana fekk nekkul c'est en saison mun nga yem ci persil kese donc parce que persil moom di nga ko am toute l'année ci sama yaakaar donc moom la ñuy def nii gis nga sauté baa ngi nii léegi ñu daal di ñëw def ci suñu ay yeneen kii yi nga xam ni ñooy yu tooy yi après daal di ciy def suñu ay assaisonnement bu ko defee nag ñu daal di ñëw def ci ceeb bi directement daal di commencer togg bi incha allah ub ko ràpp nga xam ne dina ñor donc ñu def suñu persil def suñu naana def suñu aneth daal di defaale kaani bi yépp benn yoon gis nga
yëf yaa ngi commencé di jël forme. Voilà léegi ñu daal di jël ci ceeb bi bismillah def ci biir comme ça ñu mun ko jaxase yëpp avant ñu ciy def tuuti liquide pour mu togg parce que tuuti liquide kese lañ ci soxla ndax kii bi daanaka ñor na ba pare ceeb bi yéen a ngi gis nii. voilà gis ngeen dama koy daal di upp nag léegi bàyyi ko muy togg fii ndànk-ndànk nga xam ne buñ ñëwaatee incha allah wan leen produit fini bi ni muy demee. voilà gis ngeen suñu ceeb tey dañ koy boole ak tahini sauce li ñuy wax sauce ba nga xam ne c'est fait à base de pâte de sésame wan nañ leen tahini généralement su may defar shawarma moom laay utiliser ak yooyu. tey jii dama leen di wan par exemple su fekkee ni fi nga nekk amul tahini wala bu fekkee ni dafa cher su fekkee graine de sésame moo nekk nii graine de sésame subhanallah graine de sésame yi ñoom ñoo gën a yomb mun nga ko jënd donc nga defaral sa bopp tahini moo gën a neex moo gën a économique te moo gën a gaaw aussi gis nga ku nekk yow yaay xool bu fekkee tuuti nga ci soxla nga defar ci quantité bu ndaw bu fekkee lu bari nga ci soxla nga defar lu bari donc fi mu nekk nii dañu jël suñu poêle daal di koy teg defuñu ci diw defuñu ci dara dañ koy sauter légèrement da ngay def ndànk lii moom du looy teg ba pare dem sa yoon déedéet da ngay taxaw fii di ko babysit donc tuuti rek lañ koy def même pas 5 minutes 3 minutes yooyu noonu nga gis mu commencé pare parce que soxlawuñu mu def couleur wala lenn li ñu soxla rek mooy maanaam mu xaw a tàng tuuti loolu la ñu soxla ba nga dem ba nga xam ne di nga ko commencé gis bu commencé mel ni luy melax noonu ngay gisee si lay release si lay génnee diw naturel am moom donc gis nga ni mu mel nii mi ngi commencé di melax ndànk-ndànk loolu rek lañ soxla léegi-léegi dina la xaw a xeeñ mais diggante fu mu lay xeeñee ak fu muy lakkee xamee benn lay doon gis nga comme nii mu jox ma couleur beige xam nga dafa weexoon sànq léegi mi ngi nekk nii couleur bu écrémé mu nekk bu beige daal genre like beige bu clair donc si laay ñëw nag léegi fay sama gaz bàyyi ko parce que gaz bi ba léegi dafay tàng dama koy bàyyi si kawam parce que bugguma def lenn loo xam ne dina ko xamal ak yooyu donc fii laa koy bàyyi quelque chose comme yeneen 2 minutes te di ko surveiller toujours mais bu ma ko fayee moom dinaa am beaucoup plus d'opportunité pour mun a dem def leneen léegi su ma paree daal di ñëw wut sama mixeur par exemple léegi sa blender wala fi ngay mixer graine de sésame lañ koy defee sedd dama koy def ci sama blender mixeur moom li muy def mooy su ko munee dëbb ba mu mokk après genre riij ko yooyu mu def ko mais soo amee mixeur moom doo taxawaalo da ngay ñëw day ñëw rek nga commencé ko def rak tak incha allah. voilà gis nga mu ngi nii donc tey jii su fekkoon ni par exemple ki nga xam ne am na coffee grinder mooy kii machine yooyu nga xamante ni mooy li may dëbbee poobar généralement bi nga xam ne dañ koy defee pour wal café boo ko amee moo gën a gaaw mais tey dama utiliser lii pour wan nit ñi nga xamante ni amuñu loolu blender yi la ñu am par exemple nga xam ne nuñ koy defaree wala food processor donc léegi li may def mooy gis nga nu mu mel nii ak blender bi du fi mokk ba mu du dem ba mokk rumbax donc il faut ma aider ko tuuti maanaam damay daal di jël tuuti ci sama huile donc man maa ngi fi yore huile d'olive tuuti laa jël mélanger ko tuuti ak huile de coco gis nga ma jël ko daal di def tuuti dama soxla loo xam ne dina ko mun a purer bu baax a baax léegi su ma defee nii ñu daal di continuer waat encore kiyaat ko wal ko ba nga xamante ni léegi dem nañu ba mu nekk pat ci boppam après ñu wan leen nu ñuy def après en ce moment incha allah. voilà gis ngeen tahini bi pare na donc bu plus muy gën a toog muy gën a dang gis nga nii rek la ñuy defaree tahini boo ko tegee après lii am mooy subhanallah lii am mooy kii bi dafay daal di ñëw li ñuy wax li diw bi day ñëw toog ci kaw
après tahini bi si boppam nekk si suuf donc chaque fois bala nga koy utiliser da nga koy yëngal bu ko defee yëpp mélangé wu donc nii la ñuy defaree tahini donc tey jii dama ko oyofal bu baax parce que li ma koy ñëw doyee moo tax léegi su la neexee tamit bi nga koy blend nga daal di siy def sa xorom man defuma si xorom parce que dama bëgg a am contrôle bés bu ma koy doyee pour leneen aussi ma mun a am contrôle sel bi siy dem donc dañuy ñëw rek utiliser ko moom incha allah pour defar suñu sauce bi nga xam ne moom la ñuy àndal ak suñu kabaab yi ak suñu ceeb bi aussi incha allah. gis ngeen dañuy ñëw defar suñu sauce bi donc damay jël si tahini bi wàññi bismillah ku nekk rek yow yaa xool quantité bi nga bëgg. voilà ma daal di siy def tuuti citron gis nga boo ko ci commencé def rek nga gis mu commencé di dang yooyu mais amul problème parce que bu demee ba dang yenn dang yi mun nga ko ajuster waat yokk ci soit ndox wala citron aussi comme tahini rek nu muy mel yi ma leen wonoon buy laal bu ko lu acidique di laal rek nga gis mu commencé di dang mais loolu jarul inquiété wu parce que boo ko xoolee gis nga léegi ni mu def nii par rapport ak bii gis nga mais amul problème après dañ siy def ñun suñu liquide bu ko defee soit ndox wala affaire yooyu mais en attendant nañu def suñu assaisonnement ba pare donc door a ñëw ci xool niñ koy oyofalee donc damay def tuuti sel ma def tuuti levure nutritionnelle comme d'habitude rek yéenay xool ma def tuuti poivre dinaa def tuuti kaani tuuti rek daal di def tuuti oignon en poudre ak ail en poudre oignon en poudre def tuuti ail en poudre ñu daal di jël tuuti laaj tuuti rek def ci ku bëggul mun nga ko bañ a def gis ngeen ñu daal di mélanger ma dolli waat tuuti tahini daal di def tuuti citron après ñëw def ndox nag léegi pour lâcher ko donc damay jël ndox bu ndugg loolu moom moo koy lâcher daal ndox bu dugg wala ndox bu tàng donc daal di ko siy def mu daal di lâcher kii bi pâte de sésame bi ci boppam voilà jarul muy lâcher bu baax a baax parce que après kii yi ñu siy def soble yeeg concombre yeeg yooyu dañu am seen liquide naturel seen ndox naturel donc bu ma ko ci defee bu gënee dang rek loolu bu ñëwee rek dafay gën a nekk ci kawam encore affaire yi gën a oyof donc léegi nga daal di ñëw xool bala ngay def leneen xool sa assaisonnement ak yooyu donc gis ngeen ñu daal di ñëw def suñu kii ci boppam suñu ingrédients yi muy oignon tuuti tomate fraîche ak tuuti poivron gis nga ma jël concombre aussi def ci ak oignon vert bu ma daggate après dinaa dagg tuuti persil def ko ci comme ça nga xam ni daf koy jox benn fraîcheur aussi su la neexee nga def ci sa naana menthe ak yooyu man dinaa xool su fekkee li ma dese ci naana mun na ci dem ma daal di def loolu bu ko defee ñu defar suñu sauce nekk nii gis nga donc dañ koy bàyyi nii ba ci kanam ba nga xamante ni parce que bii mooy façon sauce yooyu nga xam ni comme li ma leen di wax chaque fois lu mu gën toog affaire yi di gën a neex donc mun nañ ci def tuuti vinaigre bismillah dolliwaat citron man dama bëgg mu saf loolu citron gis nga léegi ñu daal di koy bàyyi nii ba ci kanam ak kanam après daal di ñëwaat pour ajuster waat assaisonnement yeeg yooyu donc nga xam ne léegi dañuy daal di nettoyer rek daal di ñëw commencer yàq nag incha allah parce que fi mu nekk nii affaire yi pare na ak yooyu le temps ñuy def yooyu yëpp dina tax marinade bi dugg ci sauce bi bu ko defee yëf yi daal di pare ñu daal di leen won produit fini bi incha allah nu mu mel. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ku nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon ni tey ñu indiloon leen nag brochette yoo xam ni c'est fait à base de boulettes donc ngeen xool ni mu nekk beneen version boo xam ne mun ngeen
ngeen ko def aussi pour bégal njaboot gi di leen wax aussi ñu boole woon ko ak ceeb avec le riz basmati benn bi mu nekk basmati ak ay herbe boo xam ne mu nekk green rice muy riz vert ak beneen bi nga xamante ni moom mooy bi nga xam ne day ànd ak safran ku mu neex wala nga boole ko ak curcumin muy turmeric donc ñu boole woon ko aussi ak soosu tahini ñu wan leen naka la ñuy defaree tahini bu fekkee amoo possibilité am ko wala mu cher fi nga nekk gis ngeen ñu boole ko aussi ak salade ku nekk yooyu yaay xool lan nga koy booleel rek nga xam ne dina la neex donc bu la neexee nga defar sa sauce soble teg fële mais man tey pour changer tuuti moo tax defaruma sauce soble dama ko boole nii rek ak tahini sauce bi parce que moom kese saf na ñu boole si salade bi tey nag émission bi ñu ngi koy bay suñu fans yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si YouTube bi vraiment ñëpp bu ñu limee rek juum mais dañ si tànn quelque today tey ji comme ça beneen yoon ñu indiwaat ñeneen encore ñu jox ko Sophie Ndoye jox ko Marie Thierno Seck di ko jox aussi Aïcha Diallo di ko jox Marème Faye di ko jox Fall Diop di ko jox aussi Absa Bal Diop moom tamit ak borom këram ci New York di ko jox Fatoumata Fall Gueye di ko jox aussi Khady Dieng ci Italie donc tey ji yéen leen jox bernde bi j'espère que di ngeen essayer togg bi di ngeen ñu envoyer seeni photo aussi pour ñu mun a xool li ngeen si def ak yéen seen yenn création ngeen si def ak innovation wala yenn kii yu nga xamante ni seeni xeetu baax yoo xam ni yokk ngeen ko si donc du ñu def rek lu dul di leen jox dig daje di leen jaajëfal si gunge bu ngeen ñu doon gunge comme ni ngeen ko tàmm di defee chaque fois di leen wax bu leen fàtte di inscrire aussi chaîne bi di leen wax aussi di leen partager vidéo yi parce que bu ngeen inscrire au fait bu leen fàtte aussi presse appuyer ci cloche bi voilà appuyer ci cloche bi comme ça dina leen di notifier à chaque fois ma am lu ma dugal donc loolu noonu ngeen di def ñi leen wax aussi di leen partager vidéo yi ñu ngi gis seen commentaire yi ñu ngi siy bàyyi xel aussi yal nañu yàlla jàppale rek ba nga xam ne li ngeen bëgg dinañ ko mën a def boog di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah Aye